asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki internet yi maa ngi nuyu ku ci nekk sa tur sa sant di leen na ngeen dal jàmm si ma chaîne YouTube Wes Show TV comme ni ñu koy faral defee chaque fois gars yi ñu ngi si moment trèche boo leen ko fàttali ko daaw jamono ji nii si la trèche yi di génn dafa mel ni Sénégal trèche yi mois de mars la avril mai juin si la bagage yu bëri di génn man je crois que ni corona bi moo taxoon ñu bëri di jëfu parce que ñu bëri dañu yaakaar nañuy dee moo tax ñuy def lu leen neex si li nga xam moom moo di àdduna bi ñii di def ay vidéo porno ñii di wane seen i taat ñii di ñëw di inventer ay viol ñii di ñëw di def lu nekk baa bëgg a yëngal aras Sénégal parce que Sénégal xam la mooy yëngal Sénégal arasam si ñeenti affaire la maanaam wàllum sexe taat mooy yëngal Sénégal wàllum viol wàllum sàcc xaalis ay détournement d'argent ay kii sàcc na ay xawma lan ak lan ak lan ak li nga xam ne moom moo di wàllum góor jigéen loolu mooy yëngal Sénégal 4 points yooyu noonu ñooy liy gën a yëngal Sénégal te daaw loolu moo fi nekkoon te ren ñu ngi koy commencé waat gis ba pare tamit dafa am benn jikko bu bees bu am si sénégalais yi mooy maanaam léegi dañuy topp kaa ba nit ki bu dee en fait nit ki bu dee nga xam ne kii dee na moo yàlla rek la de ñu bëgg a dugg foofu noonu sa nga xam moom moo di bàmmalam pour sonal ko ndeysaan dafa am benn xale bu jigéen boo xam ni tiktokeuse la man tiktokeuse personnellement jàppewu ma leen ay star képp kuy tiktok jàppewu ma la star képp kuy tiktok laa wax de jàppewu ma la star wala jàppewu ma la nit boo xam ni war nañ toog di wax si moom si ay télé wala whatever en toute sincérité képp kuy TikTok wala képp kuy Instagram war nañ mën a toog wala képp kuy YouTube sax man mii sax toog si télé sax di wax si man sax je crois pas jaru ko quoi defe naa ni jaru ko sax comme tuma laa ko am day TikTok bi muy TikTok kenn wanewu ko bi muy TikTok kenn jëlul seen temps wane xale bu jigéen bi ngeen bàyyi ba yàlla jëlee ko fi ngeen bëgg a def seeni ñaawtee fii nii gis ngeen nit da ngay dëggu ci sa bopp nit waroo joxe le bon exemple si biti de nit da ngay joxe le bon exemple soi-même mooy maanaam yow balaa ngay respecter keneen respecter sa bopp te nekk góor wala nekk jigéen du mooy nga yor awra bi wala mooy loolu mais si comportement la si comportement la tey jii nii xale bu jigéen boobu noonu lenn rek ngeen ko mënoon def mu di Khadija Sissoko ñaanal ko yàlla mu jéggal ko ay baakaaram ñaanal ko yàlla mu tàbbi ko àjjana ñaanal ko yàlla mu yërëm ko loolu rek ngeen waroon def boo leen ko mënul wala na woon sax perdre seen temps di dem naan da ngeen di dem si nga xam moom moo di Instagram am wala TikTok am di fa screenshot di ko tas si ay jigéen malheureusement nag la majeure partie ñu koy def mooy xale yu ndaw yi nga xam ni depuis daaw ñoom la ñuy gis ñuy jëfu mooy maanaam dañ toll moment boo xam ne Sénégal xale yu ndaw yi ñuy jëfu ngir yàlla nañu changer jikko yi nañu rafetal jikko yi nañuy suturaal suñuy bopp nañuy wane ni carrément ni ñun suñuy doom ëllëg si biir bu ñu xoolee dinañu respecté ne ah kii sam papa la ak cam kii mooy sam papa mais sim wala ñu ne ko kii mooy sa papa muy xeex wala ñu ne ko kii mooy sa yaay muy xeex wala ñu ne ko kii mooy sa yaay muy jooy nañu moytu loolu gars yi de ce fait damay def transition si Omaro mu nekk homme public nag moom homme public la parce que télé la nekk day présenter émission am na ay nit ñu koy safoo mais est-ce que Omaro mu ngi bàyyi xel si nit ñi koy safoo est-ce que Omaro li muy woote Baye Fall boobu muy woote mu ngi ci moom parce que Sénégal dafa am benn affaire boo xam daf ci am gis nga monde bi nii tuumaal amul description moo am dalay leer ni tey su ma soloon benn leggings sol benn o génn ci mbedd mi duñ ma tam góor yàlla ma nekk góor yàlla de nekk góor yàlla tigi comme gars yi lañ foog ni mooy góor yàlla tigi nag yor doole yor waaye yaa ma gën a nëw ma sol leggings ma génn ma sol o ma génn gars yi tam ma góor jigéen waruma ci mer xam la moo tax parce que góor buy sol yëre jigéen niroowuloo lenn lu dul góor jigéen góor buy sol yëre jigéen niroowuloo dara lu dul góor jigéen parce que góor ca colin góor ca jëfin góor ca waxin
génne leen maquillage yi bàyyi leen li ngeen di def. xam nga ne Omaro yow li nga sol bu fekkee buzz nga bëgg yow sa buzz bi fi jógee yaa Ayo Baldé nga takk jabar mu génn si mbedd mi ne la doo góor loolu rek buzz la. nga ñëw fii di tay la xaw ma ñaata bakkan loolu rek buzz la mais dafa mel ni yéen da ngeen sonn si buzz kaa ma jox leen benn conseil yéen sénégalais yi la majeure partie ñi nga xam dañu bëgg siiw moo gis nga les choses les plus importantes dans ce monde mooy li nga xam ni kenn du ko tig bët wala kenn du ko laal xam nga mooy lan mooy air bi ngay respirer mooy mbëggeel bi ngay yëg sentiment yi ngay am envers les personnes moo xam bu amitié la wala mbëggeel wala whatever sa bisub dee loo xam ne doo xam kañ la wala doo xam naka la wala doo xam fan la ak li nga xam ni moom la ñuy wooyee respect maanaam li gën a important ci monde bi loolu la bàyyi leen seen xel bu baax seeni ëllëg gis nga xaalis wala bëgg ñi xam la mën nga ko def te ñu respecté la nañ la respecté buñ lay saaga buñ la saaga parce que da nga niroog jigéen buñ lay saaga buñ la saaga parce que da nga mën a fen buñ lay saaga buñ la saaga parce que yow sa bopp respecté woo sa bopp nit na la saaga parce que il est jaloux nit na la saaga parce que dafa bëgg a mel ni yow mais munu ko nit na la saaga parce que munul mel ni yow. ñu defaat beneen transition dama seetaan benn interview boo xam ni Seneweb laa ko gis benn booy bi ñu doon wooyee Assane Lopi ku xamul Assane Lopi mooy booy boobu noonu nga xam ni dafa doon jël carte crédit jàmbur mooy maanaam nit ki ñàkk liggéeyam ak nu mu ko mën a amee booy bi toog di arnaquer nit ñooñu di sàcc nit ñooñu di dund la belle vie di jaay ni moom dafa yor xaalis di sol nu ko neexee di dugg hôtel nu ko neexee ba keroog ñu ne ko ràpp ne ko ñeex tëj ko ci kaso gi booy bi pendant beaucoup de temps kenn déggu ko te moom man su ma doon moom personnellement foofu laay yem du ma bëgg kenn gis ma ak li nga fi def yëpp ak jaloore yi nga fi def yëpp nga ñëw toog nga présenté au Seneweb nga ne da nga am entreprise di nawloo koo xam ni jaruta nawloo en fait ñoo xam ni jaruñu nawloo ñooñu nga dem di nawloo wala mooy ça veut dire que ni si même réseau bi la rek mooy maanaam tekki sib sàcc ba pare di réclamer respect mais li ma si gën a metti mooy réaction publique bi mooy comme Ndeye Ndiaye Banaya aussi tamit dañuy def noonu léegi après public bi seen réaction mooy il communique bien xam nga Sénégal kan mooy communiquer bien mooy ki dàq fen mooy communiquer bien bi Sénégal boo mënee fen rek tu communiques bien Sénégal kuy wax dëgg Sénégal ki nga xam ni dëgg lay wax nit ñi di ko dégg il communique mal tu communiques bien quand tu mens tu communiques bien quand tu as de l'argent tu communiques bien booy solo bu rafet loolu mooy Sénégal ñooñu mooy 3 personnes yi nga xam ne ñoom la ñuy ne il communique bien mooy maanaam boo solo bu rafet boo yoree xaalis boo doon fen sax nga yor xaalis wala nga saaga sax ñu ne la manière dont il insulte waaw dafa nice il communique bien. Assane Lopi ban référence la ba nit ñi naan ni yow de référence nga si sa génération sut nga say maas ci koo xam ni si sàcc la ne woon tey ngeen bëgg a jël peinture ko mu rafet comme beaucoup d'autres personnes Ndeye Banaya def na fi lu ne léng ngay gis ay commentaires ne sa courage bii nii j'estime ta waay yow j'estime lan ton courage dama ko estimer. am na yenn affaire yoo xam ne bu la dalee si àdduna la meilleure chose bi nga mën a def mooy nga invisible la meilleure chose bi nga mën a def mooy nga invisible gis nga ñun dëkk bi ñu nekk nii il faut ñu xoolaat ko baax a baax maa ngi dégg gars yi naan LGBT dañ ko tere si réew mi LGBT mu ñu ko tere si réew mi bu fekkee góor yi comporté wuñu comme góor parce que balaa ngay tere dara na doon ci yow mooy maanaam balaa ngay xalaat lenn na nekk ci yow góoru sénégalais yi la majeure partie la wax de heureusement sax am na góor yu fa des la majeure partie doxuñu góor la majeure partie des femmes doxalu femme kon léegi bu loolu amee loolu ni bañ si góor jigéen
parce que loolu noonu amul benn différence ak góor jigéen parce que boo demee bay comporté wu comme góor boo demee bay comporté wu comme jigéen te nga nekk góor wutee woo góor jigéen bi de kon est-ce que Sénégal jar na ñuy xaar ay papier ndax daganal nañ ko wala daganal est-ce que peuple bi si boppam daganalul li nga xam moom moo di affaire de góor jigéen. beneen point bi mooy lan moom mooy Pambaay moom tamit tout récemment déggoon naa fi deuxième xaw ma 4 mois passé xaw ma dafa deewoon ndeke deewul maanaam daa dekki ñu ñëwaat di ñu wax ay affaire de dugg néegam agressé tiré 6 balles mais 6 balles yëpp ñu ko tiré si tànk lañ ko tiré quoi maanaam nit ki dafa ñëw xool tànk yi di ko tiré foofu quoi 6 balles tak xanaa gaañ boobu gumba la. jàpp leen benn affaire di nga Sénégal nee naa leen sànq ñeenti affaire la bu ñu bëggee dévier suñu attention waxu taat lañ lay wax wala ñu génnee ay affaires yoo xam ne affaire de taat la Sénégal yëpp concentré wu si loolu wala ñu génnee affaire de góor jigéen Sénégal yëpp concentré wu si loolu wala ñu génnee affaire de viol Sénégalais yëpp concentré wu si loolu wala ñu génnee affaire de sàcc mooy maanaam kii sàcc na milliard ak kii dugg na lii kii dugg na lii loolu rek moo nekk Sénégal. moo tax Mollah Morgun am na wax bu am solo bu mu wax nee na jour bu ñu dee safara olof la gars yi di làkk en tout cas gars yi loolu moo nekkoon vidéo bi joxante daje si beneen vidéo King West la woon ak yéen wasalaam. West Show let's go nañ ko tëgg after coole ya aya si waaye matadi kasaramara awaga si waaye matadi kasaramara aya si waaye